yooyu est-ce que am ñoo xam ne dañuy nekk en permanence ci biir ngir assurer loolu. waaw loolu am na ndax boo xoolee dañ ko def ay équipe yu xaw a bari tuuti ndax boo xoolee ci biir fi ñuy jàngee am na koy féete muy Alaaji Biya Diouf sëñ Malick moo nekk sama ginnaaw nii moom dafa bokk ci nga xam ne ñooy saytu wàllu son bi ki nga xam ne mooy nekk ci salle bi noonu ci biir moom mooy déglu su dégloo signalé ko Malick tamit danay déglu son bi bu ko defee lépp lu ci aju ñu dañ koy signalé bu ko defee ñun ñi nga xam ñoo nekk fii ñun ñooy seggat son bi fexe ba baa di maase xam ñoom lépp lu ñu signalé ci wàllu son bi rek ñun buñ ko xamee rek dañ koy daal di lijjanti ci saase benn équipe bi ci des day féetewoo ci biti nga xam ñoom it ñooy déglu ci biti nga xam ne léegi lu ci war ak lu ñu ci war a def ak lépp lu manqué ñun dinañ koy signalé bu ko defee ñu ngi def ko waaw. njàng mi tamit mu fi jolli baax. waaw li wër kër sëñ bi yëpp tamit fépp waay toll rek moom yaa ngi koy dégg ndax yooyu yëpp am ñu koy saytu nga xam lépp lu mu laaj rek dan na ko wax ñu ngi def ko waaw. ci bi ndax njàng mi rek ngeen di assurer son bi wala bu weesoo njàng mi tamit am na waxtu yoo xam ne da ngeen def animation. waaw lu mel ni bala njàng mi tàmbali lu mel ni ginnaaw tisbaar bi dañuy def animation ba 4h30 ñu arrêté suñ jëlee takkusaan ba pare kuréel bi nga xam ne mooy gàttandu sëñ bi day commencé bu ko defee ñun dañuy daal di commencé tijjeel son bi mën a jàll su ko defee nu xaar bu sëñ accès nag ñu arrêté kuréel bi bu ko defee mën a daal di jublu ci liggéeyu salle bi mooy kuréel bi waaw. jërëjëf Serigne Mbacké Diop ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci wàllum sonorisation ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxee ngir mën a jox ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi bàyyi xel Mashrabu Saafi li nga xam ne moom moo di son bi lépp nekk qualité nekk son bu set te nekk son bu jotee fii ci biir résidence Cheikhoul Khadim ak li ko wër waaye tamit ca bitim réew ba ci biir réew mi fépp foofu waaye nekk rek boo amee li nga xam ne moom moo di signal bi mën a am image yu set waaye mën a am son bu set tamit ñu leen santaat baax a baax di leen gërëm incha allah rabbi daañu dem tamit ci salle bi nga xam ne salle multimédia la foofu beneen partie bi nga xam ne presse bi la fa lañ nekk ñi nga xam ne dañuy retransmettre en direct li nga xam ne moom moo di événement bi ndax ñëpp xajuñ ci benn barab moo tax lépp dañ ko séddale ay pàcc yoo xam ne régie télévision ba moo nekk fële fii mooy régie son bi am na tamit beneen salle boo xam ne salle ay monteur ak ñi nga xam ne dañuy diffuser en direct ñoom ñoo fa nekk présentement lépp rek jëm ci liggéeyub Mashrabu Saafi nga xam ne leen lu ci nekk rek am na nu ñu ko organiser noo xam ne lépp tege na ci yoon. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax bu ñu mayee tey ñu fekke tey di fukki fan ak benn ci weer Ramadan dëppoog le 12 mars ñu ngi fii ci kër Sëñ Touba gi ci programme bi ngeen xam ne yéen ñëpp miin ngeen ko léegi muy al mashrabu saafi min al manbai shafi njàngum xasida mi nga xam dañ koy def fii diggante 17h30 ba 18h30 tey nag ñi ngeen dégg ñuy gàttandu sëriñ bi mooy kuréelu Mafatil Bichri bu daare Hizbut Tarqiyyah bu Mbuur ñi ngi war a ay njàng mi nag mooy kuréelu Mafatil Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar loolu mooy programme tey bi incha allah balaa yàgg kon dinañ fi ñëw leeral leen programme bi waaye li ci des mooy jox ki nga xam ne mooy sëñ Malick Badiane
dana leen ubbil benn bunt ci anglais ci programme bi su ko defee bu noppee ñu door a jël ki nga xam ne moo ñuy jottale programme bi incha allah ndax waxtu wi jege na te sëriñ bi léegi mu yegg si incha allah. Eleventh Ramadan, Wednesday, the 12th of March 2025. Welcome back at the residence Sheikh Ahmadul Khadim here in Touba for the usual commemoration, the usual celebration of this holy month of Ramadan. Today, we have the pleasure to introduce another poem written by Sheikh Ahmad Bamba, which is Ahlul Badrin. Ahlul Badrin is a poem written by the Sheikh, as I said it a while ago, in the Rajas metric. To pay tribute to the fighters of the Battle of Badr, let's recall that the people of Badr were composed of the land army led by Sayyidina Abu Bakr alayhi salam, and the air army head by Sayyidina Jibril alayhi salam, which was a very exceptional leadership of Sayyidina Jibril alayhi salatu wa salam. The poem is an acrostic by the name of Ahlu Badrin, which has 6 letters, where we can therefore be dealing with a 6-line stanza with a rhyme in re. These are the formal remarks we could make about the poem. Now, from the verse 1, the Sheikh says, As'alukal Yawma, meaning, by the blessing of the people of Badr, on this day, accept my prayers, raise my rank. This verse reveals the majestic consideration the Sheikh had for these prestigious beings who were decisive in his career. It's worth noting that his only wish was to be part of this virtuous circle of the fighters of Badr. The poem's solicitation for blessing is, however, very marked, since these are the people that Sheikh Ahmad Bamba himself resolutely carries in his heart. In verse 2, the Sheikh continues saying, grant them with your pleasure and the best retribution beyond their expectations. We note here another prayer that confirms the one formulated earlier through luminous, succulent and resplendent words for these people of Badr. The Sheikh's request for approval in this passage is not insignificant, for it is the reason why the people of Badr made this sacrifice. Allah certifies this in the Quran. God has been pleased with you. In return, you'll be pleased with God. The Sheikh adds in verse 3, neutralize the instigators of my exile at sea. As in other writings, we note that in addition to prayers, punishment for his detractors is also emphasized. He continues in verse 4, by their blessing, meaning Ahlul Badr, disperse on land and sea the enemy troops from abroad and purify my retribution. This verse also confirms the Sheikh's close relationship with the people of Badr. The following passage in the poem, Asiru, clearly attests to this. Asiru Mahal Abrari, meaning I work in the company of the virtuous, meaning the people of Badr. We can also read in Jazaul Shakur, in the episode of the boat, these passengers welcomed me with gloomy faces
For their hearts quivered with fear towards the people of Badr, who are brave lions. Upon them all the time the pleasure of him who annihilates the enemies. These are the words from the Sheikh. This is why the Sheikh always specifies fil barri wal bahri, on land and on sea, to indicate their omnipresence. Finally, in verse 6, the Sheikh mentions, O you, my Lord, through the benediction of the people of Badr, be in my favor, grant them your approval, and raise their rank. This resplendent prayer is perceptible in the terms approval and high ranks. It's worth remembering that the Sheikh's departure into exile was intended to enable him to belong to this virtuous group, a goal he achieved in a very fine way. Indeed, he wrote at least 2 occasions, God is my witness that I belong to the people of Badr. So thank you very much, Sayyid Mansour. That was the poem of today, entitled Ahlul Badrin. Thank you so very much, and see you next time. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Kon ñi ngi sant bu baax sëñ Malick Badiane mi ñu doon jottali buntu boobu ci xasida ahlu badrin mu doon ko def ci anglais. Tey nag seen buntu bi ñu waroon ci arab sax xam naa dañ koy dàq ba suba incha allah. Su ko defee maa ngi dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoo war a jàng tey ci biir salle bi ci kanamu sëriñ bi muy kuréelu Mafatil Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar. Su ko defee sëñ Fallou Xuma mi nga xam ne moom laa jàkk dendal dana leen jox programme bi diggante xasida yi fi war a jàng ak daa ci incha allah. waaw bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi ziar bu baax Baye Mansour di jiital ci ñëw bi sëñ Muntaxa Mbàkke ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tam lay wér. xanaa ñu njëkkante ak waxtu bi rek comme que sëñ bi léegi mu dugg salle bi incha allah rabbi tey ñu fas yéene jàng xasida yi ci salle bi muy bi njëkk mooy lam yabdu mislu Mustafa Muhammadin dayu sëñ Moustapha Sy ak xasida Ramadan sukru ilahi bil fuwaadi wal jasad sëñ Moustapha Sy moom tamit lañ koy jàng ak xasida lam yanxu moom sëñ Tafsir Diop lañ koy jàng bi topp mooy raditu anil mawla taala allazi rabba boobu tamit ñu ngi koy jàng sëñ Mbay Diop ak juróomi bunt ci mafatihul jinaan mooy ahbabtu fusti malaktu madatu madalia lii incha allah rabbi lañ fas yéene jàng ci biir saal bu neexee yàlla. jërëjëf sëñ Fall duñ la fi téyewaat ndax gannaaw njàng mi sëñ bi jege na te léegi da ngeen war dem ci njàng mi ñu lay sant bu baax ci leeral yooyu incha allah di ñaan suñ borom defal ñu tawféex. kon lii mooy programme tey bi dégg ngeen ko ci kàddu sëñ Fallou Xuma muy kenn ci waa kuréel gi. Su ko defee li nga xam ne moo ci des mooy seen ngeen ci image yi sëriñ bi moom jege na ci barab bi muy kër sëñ Touba gi ñu nekk moom ngeen seen noonu ci biir otoom mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal ñu fas yéene ñëw teewlu njàng mi ñëw dund njàng mi muy tawféex joo xam ne murit yëpp ñu ngi koy bëgg di ci sant yàlla ndax lii ñu leen di wax ñu ngi koy dund fii waaye ñu ngi koy dund fépp foo xam ne kii nit ñaa ngi mën a jot retransmission en direct bi ñu ngi koy def muy loo xam ne ñëpp lañ koy xaar. Donc en ce 11e jour du mois lunaire de Ramadan, nous sommes toujours dans le même lieu pour le même programme, la déclamation des écrits du Vernet Cheikh Ahmadou Bamba dans la salle qui a été prévue à cet effet. Et nous voyons donc sur les images que le khalife est proche. Nous voyons donc également le staff des Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou en tête, et les autres qui s'apprêtent à rejoindre leur place dans la salle, parce que l'arrivée du khalife dans la salle signifie le départ, le démarrage de la prestation. Nous voyons également tout cet entourage fidèle du khalife. Il y a Serigne Moussa Nayel, Serigne Galas Kalsom, nous voyons Serigne Moustahine Baké, tous ceux-là qui sont toujours présents pour ce programme. Et vivement donc qu'on profite de cette situation pour prier encore, prier ardemment pour ce qui est une préoccupation pour tous les musulmans, qu'Allah accorde une très longue vie, une très bonne santé au vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides. Et nous voulons donc suivre le reste de la déclamation
Et sans plus tarder, nous reviendrons après pour une présentation. Aujourd'hui, nous anticipons pour vous dire que nous présenterons le Khassida Ziyaratun ou Yaman Biamdahi. Voilà donc pour le programme et nous reviendrons, Inch'Allah.